retiré bi ñu retiré plainte bi. waaw loolu xam nga ci ñun du mbetteel. waaw parce que wax naa ci benn plateau télévision bu ñu nee Aliou Sall dafay porter plainte mën leen du mës a plainte parce que ñu fàttali ni newoon na fi day plainte Ablaye Wade bi mbir mi doog a jóg plainte boobu aboutirul newoon na day porter plainte Birahim Seck Forum Civil Birahim Seck sax moo mujj porter plainte OFNAC moom plainte am boobu jibagul moom ak Franck Timis menacé woon nañu 11 responsables politiques de plainte à Londres plainte boobu plainte yooyu yëpp benn aboutiru ci kon bii ci mujj man de leer na ma leer nañ ni du mës a plainte parce que nekkuñu ci njub nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon parce que ci biir documentaire bi dafa am benn këyit bu Mamadou Lamine Diallo yor bi ñu ko won mu jaaxle naan lii ndax dëgg la am du dëgg këyit boobu xëy na ñi koy seetaan du ñu xam lan la mais ñi xam nañu lan la te ñoom xam nañu loolu lan la loolu contrat de redevance la maanaam 10 milliards de dollars yooyu ñu xam ni moom la ñu war a verser en 4 ans bu la ko société bi ameelee bu la ko société bi nangulee gannaaw bi nga ko jaayee actif foog ma expliquer tuuti royalties yi pour nit ñi gën a comprendre boo jaayee sa 30% ci loo xam ni mën nañ ko exploiter 100 ans loolu dafay mel ni perte léegi pour mu doon bañ a doon perte nga bañ ci génn carrément da ngay négocier ay bonus de production da ngay ni baril bu nekk dem ci am $1 wala $2 fii ba diir nangam wala fii ba volume nangam donc léegi loolu bu la ko BP nangulee du doon ay wax nii rek il faut ñu firndeel ko ci contrat boo xam ni day nekk ci notaire day valable internationalement ñu ni kat baril bul génn dana ci am nangam pendant nangam loolu mooy contrat de redevance bi nga xam ne moom la Mamadou Lamine Diallo tiimoon ñoom xam nañ ko gis nañ ko kon du ñu porter plainte parce que gis nañu lu leer xam nañu lu ñu wone parce que documentaire bi du documentaire bu woyaa nii parce que dafa wone ay état financier zoomé turu destinataire bi zoomé montant bi mais li ñi xam nañu ne lii état financier la kon ñoom gis nañu lu leer ñun la ñuy jéem a jàppaloo kay ni mbir mi ay tuuma la lu leerul mais nañu porter plainte man de ku ma tuumaal ni ma dañ maa jox ay action 3 millions de dollars 1 million genn wàll nga xam ni bokk naa ci Timis Corporation pour 1,5 milliard d'actifs ni ma viré nañ la xaalis boo xam ni ñu ngi ko libalee impôts yu ñu war a jox état Sénégal $250,000 te du dëgg ñu génnee benn société Agitrans boo xam ni sa tur la nekk te sa nijaay moo ko créé woon Ablaye Timbo 4 octobre 2011 mais loolu yëpp man bu ñu ma ko tuumaalee te du dëgg damay porter plainte. est-ce que tamit nekkul moyen pour mu bañ a comparaître ak juridiction yi. léegi mais ma dellu foofu ci procureur mi gis loolu judiciaire la war a tijji parce que gis na ay éléments compromettants yoo xam ne dafa def objet de controverse bu fekkee ne loolu ay tuuma la yoo xam ne day indi jiixi jaaxa ci réew wala ay trouble mooy li ñuy wax ñoom acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement mooy seen article 80 boobu nga xam ne moom la ñuy dencal moom la ñuy xooxatalee ñoom pare nañu seen inculpation ba pare ba tudd nañ ko ci conférence de presse bi loolu mooy ku ci wax daal loo xam ne wérul article bii lañ lay daan mooy article 80 donc loolu nga gis organe bu publier loo xam ne mën na indi coow ci réew mi da ngay war a instruire enquête rôle la parce que moom moo ñu fi nekkal au lieu muy jubal enquête bi ci ñun ñi nga xam ne ñun kenn tudduñu ci pétrole kenn tudduñu ci gaz loolu ban maanaa la am man may dem mëni waa DIC dem leen di indil ay leeral te ñoom ñu tàggat leen pour ñu def enquête jox leen ay moyens humains maanaam ay personnel ay nit pour liggéey jox leen ay matériel ay jumtuwaayu xarala état bi di leen fay suñu impôt di leen fay ñu ni léegi askan wi ñoo war a dem jàppale leen ci seen liggéey procureur ñu formé ko ENAM di ko fay di ko entretenir pour mu nekk maître des poursuites moom mu ni yee ci ñun la séntu dëgg ci ñun la séntu lumière alors que moom moo war a feeñal dëgg mais loolu man awma ci benn yaakaar parce que dégg naa conseil communication président de la république naan président jotul rapport IG inspection générale d'État muy wax boo xam ne du dëgg mënta ne mais sama yaakaar muy gën a tas
bi ma gisee procureur baa mu wax ko parce que ci conférence de presse am nee na autorité bi maanaam président jotul rapport IGE te conférence de presse bi yoonu rapport IGE nekku ci mais fexe nañu ba ci seen communication ñu dugal ci ni moom procureur plutôt dugal ci ni président jotul rapport boobu loolu vraiment lu tas sama yaakaar la si moom parce que ñun dëgg la ñuy séntu ci moom xam nga président day politique moom bañ na parce que ba jël précaution waxalul boppam conseil en communication la yabal mu wax mais procureur ci boppam moo ni président jotul te loolu dafay dañ léegi parce que ordre de mission yi ñu ngi fi bordereau de transmission yi ñu ngi fi bu boobaa moom moo ci dara jàmm moo ciy wàññeeku. en tout cas dafa war a dem ba ci càppaandaw gi parce que ñi ko séq maanaam ñun ñi nga xam ni dañuy sàkk ci ñun leeraay ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy joxoñ baaraam ku ci nekk bu indee li mu yor teg ko buñ ko càmbaree dafay leer parce que mbir mi du mbir mu jafe de parce que ay këyit yu ñu reconnaître ñu mënta miim ñooy fondement bi parce que décret kenn mënu ko miim dañ koy signer publier ko journal officiel contrat kenn mënu ko miim décret boobu moo koy validé société boo créé ñu transféré ci 90% d'actifs sa tur kese nekk ci notaire bind ko tamponné ko kenn mënu ko miim rapportu enquête boo xam ne ay inspection générale d'État ñoo ko def jébbal la ko même boo nee jotoo ci rapport boobu dañ ko war a exploiter kenn mënu ko miim te inspecteur yooyu muy Gallo Samb ak Omar Sarr mi def enquête bi mais na leen procureur woo ñu leeral yépp parce que dañoo def liggéey bu xarañ bu mëttale kon mbir mi lënteewul comme nit ñu koy gëmlooyu mbir mu leer la dañu jël suñu alal Macky Sall xaatim décret pour nu mu tudd Aliou Sall ak Franck Timis ñoom ñu jël alal boobu jaay ko am ci seen bénéfice te ci lu dul yoon loolu lu leer la donc enquête bi jëmul ci yoon boo xam ne dafay leeral sinon kon dañuy saisir benn juge mu woo ñëpp ñi ci taqee wala ñi ci laale ak ñëpp ñi yaakaar ni mën nañ ci indil ay leeral ñu genre yi mais ñu monter dossier. xalaatoon nag jot na ñu créer ay assises pour waxtaan ci wàllu hydrocarbures. mais jot na ñu créer ay assises waxtaan ci suñu ay ressources naturelles au-delà des hydrocarbures parce que même or bi ak zircon bi dafa am problème yooyu ñun suñu 10% yi ñu waroon am ci or bi mais état bi da ko jaay 10% ñu waroon.